Diouf génération consciente fan yi dafa génn DTV benn télévision Sénégal wax ay wax yu doy waar si Bercy Wally Seck bi mu defoon ndax waa ji daf ko laaj ne ko waaw Pape lu tax nga yéex a dem Bercy alors que ku mel ne Wally Seck jaarul ci turam yow yaa ko njëkk ci musique moom mu dem Bercy Pape Diouf ne Bercy Wally Seck moo doon plan B lan la bëgg wax foofu mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo doon promoteuru Bercy Wally Seck bi ku mel ne Moustapha Dieng Pape Diouf ñëw nañ seet si ko ci këram wax ak moom ne ko dañoo bëgg nga def Bercy waaye Pape Diouf dafa ne moom sentiru ci woon boppam loolu tax mu ne leen mënul liggéey ak ñoom loolu moo doon plan A wu ñoom Moustapha Dieng promoteur yi comme plan A bi dafa foiré maanaam dafa yàqu ci la ñoom Moustapha Dieng nag dem ci Wally Seck plan B. waaw man li ma mënul comprendre mooy ne yow boo waxee ne yow yaay plan A Wally Seck mooy plan B da nga gis ci commentaire yi yenn fan Wally Seck yi commencé mer parce que ñu ngi naan Pape Diouf yow Wally Seck raw na la li ngay wax nii da ngaa soxor rek moo tax ngay wax lii Wally Seck moom mooy plan A da ngaa soxor mais man ñëpp xam nañ ne Pape Diouf soxorul ñëpp xam nañ ne Pape Diouf iñaanul waaye nag moom nee na boo xoolee moom ak nattaangoom yi li mu def France saalu France yu bëri joué na fa waaye nag Pape Diouf li mu war a xam mooy joué wul Bercy Wally Seck ba mu joué Bercy ci la ko adduna bi yëpp daal di xamale loolu tax ñun Pape Diouf bu ne ñoom Moustapha Dieng dañu ñëw ne ko kaa ñu liggéey mu bañ ñun daf ñuy jaaxal parce que moom dafa ne Bercy bi jotagul loolu nag man ñaari jàngat laa ci am jàngat bi njëkk bi mooy bu leen fàtte ne Pape Diouf ci Prince Art la nekk te Prince Art ñoom Youssou muy Ngone Ndour bu nanguwul Pape Diouf du dem li ma si jaaxal mooy lu tax ñoom Moustapha Dieng demuñu directement ci Ngone Ndour en tout cas Pape Diouf expliqué wul loolu li tax ma wax loolu mooy yow bu fekkee ne yow artiste nga promoteur ñëw ne la kaay ma yóbbu la Bercy nga bañ xanaa dangaa wóoluwul sa bopp wala dangaa ragal yow dañ lay fay rek parce que Wally Seck defe naa fay nañ ko presque 60 millions waaw bu leen fàtte ne ba wax ji bëri ba ñu demee Bercy ñoom Moustapha Dieng après coow lu bëri amoon na ci ba ñoom Moustapha Dieng Wally Seck ne desal nañ ko 45 millions kon cachet eggoon na 60 millions jëm kaw kon lu tax Pape Diouf ñoom Moustapha Dieng ñëw ne la 45 millions ngi nii wala 60 millions yi ngi nii nga bañ est-ce que Prince Art moo la ne bu ci dem wala yow da nga yaakaar ne amuloo public da nga yaakaar ne mënoo feesal Bercy lu tax nga bañ jaaxal ñun dinañu jaaxal lool ndax yow dañ lay fay rek léegi li tax Pape Diouf nag xaar ba 2018 ba Wally Seck def moom tam mu ne day def est-ce que Pape Diouf dafay wujjeeg Wally Seck wala Pape Diouf est-ce que war na dem Bercy léegi ndax man génne naa fi benn vidéo di wax ne rëkkante bi neex na lool waaye nag comme Pape Diouf dafa war a dem Bercy il faut que mu am album international parce que Bercy du Sénégalais yi rek ñoo koy feesal waaye moom nee na am na benn promoteur bu tudd Matar Diop Subatel kooku mooy promoteuru Bercy loolu nag bu ko waxee dinañu jaaxal tamit trop ndax yow sa label mooy Prince Art kon da nga bëgg wax ne Prince Art du moom mooy promoteur Bercy bi Matar Diop Subatel est-ce que am na xaalis pour tëgg Bercy wala Pape Diouf dafa associé ak moom ndax bu leen fàtte ne Bercy Wally Seck ba dafa bëri woon coow ba ñoom Moustapha Dieng perte ci presque 20 millions ñoom Moustapha Dieng dañu génn ñu ne seen dépense rek 286 000 euros la woon maanaam 188 millions CFA moo doon seen dépense kon Bercy du lu tuuti Bercy pour organiser il faut nga am 300 millions 400 millions pour organiser ko ba pare Pape Diouf nee na dafay waaj a génne benn album international boo xam ne 20 way moo ci nekk 20 titres Pape Diouf nee na balaa Bercy bi am na benn single bu muy waaj a génne ci diggu weer bii weeru août benn single rek lay génne pour Bercy bi
yeneen 19 way yi day xaar ba novembre ba Bercy bi passé ndax Bercy passé Pape Diouf bi le 13 octobre la ci lay doog a génne yeneen 19 way ñun nag loolu daf ñu jaaxal ndax yow bu dee da nga am benn label bu bees maison de production bu tudd Aztec waaw boo xam ne France la nekk. dem nga yaa ngi enregistré est-ce que yow waroo woon xaar ba 19 way yëpp génn ba nga def promotion bi ba parce que yow nee nga ci way yooyu way nga ci yeneen ndaanaan yoo xam ne ci àdduna bi lañ nekk. xëy na Pape Diouf li mu waroon def mooy mu xaar ba way ak ñooñu doog a def Bercy. parce que Pape Diouf ci boppam mi ngi naan milieu musique bi dafa doy waar dafa metti te da ngay def ay sacrifice xam nga yow da ngay nekk star sa fans yi yaakaaree lu ne yaakaar ne yaa ngi xaalis yaa ngi lu ne léegi nag loolu la sa fans yi yaakaare yow tam il faut nga def ay sacrifice maanaam yow nga génne sa xaalisu bopp waxul loolu mais xam ni noonu lañ ko jàngatee il faut nga jël say xaalis def ci te loolu ay risque la kon nag Pape Diouf baadu dafa jël xaalisu boppam daal di ciy def ànd ak promoteur bu ñuy wax Matar Diop pour def lii est-ce que mi ngi jël ay risques yoo xam ne ëllëg ci biir mën na ko gaañ rien que rek pour concurrencer Wally Seck ñun loolu mooy suñu question en tout cas ñun ñu ngi koy ñaanal mu réussir parce que gis naa spot publicitaire bi mu defagum France te vraiment spot publicitaire écran géant boo xam ne commencé ne publicité affaire bi loolu c'est vraiment professionnel mais nag il faut que mu def attention parce que Wally Seck ba mu demee Bercy 7000 places la ñu wax la remplir Youssou Ndour ba mu mujjee dem defe naa def na 20 000 places Pape Diouf ñaata place lay def est-ce que dinañ ci génn waaw léegi nag ñun daal ñu ngi lay ñaan vraiment parce que tamit bu leen fàtte ne nga jël ay 300 millions 400 millions dem di ko yóbbu France xëy na mënoon nga ko investir fii ñoom Moustapha Dieng critique bu bëri yëpp bi loolu la woon yow yaa ngi jël presque 400 millions nga yóbbu Wally Seck ba pare nga dem perte presque ay 20 et quelques millions ba pare fayuloo Wally Seck loolu ba nga xamee ne noonu la ndaroon demee xaalis presque genn wàllu milliard mënoon nga ko dépenser fii ci Sénégal en tout cas Pape Diouf xëy na xam na li muy def ñun ñu ngi koy ñaanal.